asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi di leen nuyuwaat bu baax di leen ziar di leen béggee yee ñu suivre sur www.inforewmi.com tey nag ñu ñëw fii si Médina seet si nag koo xamante ni kenn du ko présenté kenn mu nekk koo xamante ni mbër la champion la mu def lu ne def na ko ci làmb naam fekke wuñu ay jamonoom mais nee naa leen archive yi boo gisee rek dañ ci gis turam mu nekk koo xamante ni tey làmb soxla na ko ci dimension yi nii mu war a wax mais nag gisatuñ ko déggatuñ ko moo tax tey ñu ñëw seet si ko fas yéene waxtaan ak moom ci làmb ak moom en personne ak instant bi fu làmb toll muy suñu tonton Zale Lo père ñu ngi leen ñu ngi lay fay di la gërëm di kontaan trop sa ñëw fii di wax ne làmb ji génnu ma ci parce que bu fekkente ne làmb mi ngi tëgg nga yore ay xale di leen entraîner kon génnew ci làmb seulement li may dem làmb barewul nag quoi parce que xëy na jot bi moo ma ko doon may mais toujours maa ngi ci làmb ji bon yore ay xale yoo xam ne xam naa ci kanam boo ma ci laajee naa ci wax quoi. waaw noonu la nuyoo muy suñ papa Zale Lo bu école de lutte Cheikh Mbaba muy tàggat ay xale wax na ko léegi mais bala ñu ñëw ci loolu yëpp dañuy xoolaat suñu mémoire parce que pour une première fois interview tey Inforewmi ñëw seet si ko ñu fas yéene waxtaan ak moom ci carrière am ba pare avant ñuy egsi foofu noonu mais père tey naam mun a sa carrière tey fekke wuñ ko kon niñ ko wax rek ci entame bi mais tey boo ñu doon wax Zale Lo kan mooy Zale Lo ndax Zale Lo tur bi boo koy wax sax da ngay am looy yëg dafa nekk koo xam te ni ci icône làmb la bokk mais kan mooy Zale Lo. Zale Lo mooy benn waay bi nga xam ne bon dëkk na benn dëkk bu ñuy wax mun naa wax Réfane mu ñëw Dakar yàgg na trop bon bi mu ñëwee du woon làmb moo ko indi woon dafa ñëwoon pour daan dooleem finalement làmb dab ko. mu nekkoon ci benn écrit bu ñuy wax écrit tubaabu joor Médina écrit Médina par la suite muy bëre ci mbapat yi di bëre ci mbapat yi mbapat bu ne dem naa fa ay Pikine Tëngéej Géejawaay fu nekk laa doon dem mbapat àndoon ak benn grand bu ñuy wax sama mag Cheikh Mbaba ak Djib Diouf ñu nekkoon écrit Médina par la suite ci la ñu demee écrit Fass ñoom bi ñuy dem ñu yóbbaale ma boobu man xale laa quoi bi ñu demee nekk foofu ma nekk écrit Fass di góorgóorlu ba tey yàlla waaw foofu sax jotuma fa am combat quoi parce que yàgguma fa presque ay 2 ans laa fa def après ci la ñu dem écurie Fass bi ñu demee écurie Fass sama premier grand combat mun naa wax foofu laa ko defee écurie Fass boobu maa ngi demoon bëri ji sax fële benn dëkk bu ñuy wax Diourbel sama région quoi fa laa bëri sama premier combat après ci laa ñëw fii yàggul dara 94 laa dem écurie Fass Tafa Gueye Mor Fadam bi ñuy bëri seen premier combat Tafa taa boobu mi ngi ràññee quoi di daan man maa bëri woon deuxième combat ba bëri benn mbër bu ñuy wax Tombe Sène arbitre soufflé ñu bëre bu métti ci biir combat bi dama ko daan mais comme arbitre soufflé wul man ma bàyyi tàlla sama loxo mu songa ma daan ma quoi victoire la parce que man maa def erreur ci laa commencé nag continuer di bëri ay petit combat di daan ba ni may nekkee ay grand combat quoi. waaw dañ doon gis wax nga ko léegi mais dañuy ñëwaat tuuti ndax gis nga wax nga ko ci mbapat am na kii yu doon bëre temps yooyu noonu dem ba kii bi topp la tur bee kii mais sa mbapat mën nga see ñëwaat ndax dégg nañ la sax champion nekk nga fi champion d'Afrique nga nekkoon koo xamante ni wax dëgg yàlla def nga lu nekk mais mën nañ ko ñëw par benn ngañ koy faram fàcceel. waaw mbapat yi fii moom 93. Tafa Gueye bi ko Mor Fadam daane dafa organisé woon mbapat Fass demoon na bay ne mbapat bi man maay borom mbapat bi quoi alors bëre naa fa Tyson bëre nañ fa Baboy Pape Cissé magu Baboy am na benn samedi ñoom ñett yëpp laa tegale benn guddi. muy kan. Tyson Pape Cissé Baboy si. Tyson benn guddi benn samedi encore am na benn guddi boo xam ne Gueule Tapée fële Tyson daan naa ko fa mbapat 2 fois daan naa ko mbapat Tyson ci laa continuer dem yu mbër yu bari fii ay sama génération ay Khadim Ndiaye mbapat mun naa wax daan naa ko 6 fois
mosuma daaneel mbapat. waaye. boobu yow ak kan fi nekkoon sa génération. sama génération man la woon Tyson Baboy Rock Mbalax Khadim Ndiaye Ndiaga Diop doomu Pape Diop moom dafa tukki léegi quoi ba am na benn temps Houphouët-Boigny bi mu gaañoo doomam remplacé ko nekk président mu waroon gane si Abdou Diouf Gaston Mbengue organisé benn mbapat fële Louga. guddi googu Baboy Ndiaga Diop boobu am na beneen mbër bu ñu doon wax bu doon ànd ak Tyson bu ñu doon wax Rambo guddi googu ñoom ñett yëpp laa tegale guddi googu si non mbapat moom fii moom samay génération dama leen sonaloon bon ci laa ñëwee nax may dem di dem ba bëre ay grand combat arène Émile Badiane fii am naa fa ñetti grand combat ma daan leen Mbaye Tine ak kii am na benn gayaan bu dëkk fële Caaroy ay mbër yu yàgg lañu quoi ñooñu. Caaroy de Père Djumboori laa fa xam ak Marley. non ak kii am na seen entraîneur bi damay fàtte nu mu tudduti quoi. kooku bëri na sax deuxième combat parce que boobu dañ ma boole woon ak Max Mbergane bi. si. da ngeen bëri yéen ñaar. bëri na non bëriwuñu dañu boole ñu dem ba war a bëri combat bi des une semaine man combat bi muy taxaw sax mi ma fekk ma dem bëri ji fële championnat d'Afrique. combat bi des une semaine mu porté malade nee na def feebar la. si après ci la beneen ganaan moo ko mujjee remplacé suur boobu noonu Mor Fall Tafa Gueye moo doon bëri ak Mohamed Ali man ma bëri grand combat bi ma bëri deuxième combat bi de moins voilà bi ma kiyee noonu après ci laa dem ba daje ak Baboy ci kaw ñu dem ba nga xam ne non non du woon kalaaf dañu bi ñuy bëri grand combat man ak moom loolu papa kii moo ko tëggoon nu mu tudd sax maire Dakar maire Medina fii damay fàtte tur bi quoi Ahmed Diène moo tëggoon combat boobu noonu parce que dañu demoon ba maag Baboy suñu génération ñun ñoo ci fëloon quoi mu am tur fële man ma am tur fële ñu boole ñu yàlla boo maa ngi faas yàlla dogal mu daan ma Baboy si ñuy dem ñoom muy bëre ci la taay seen fël après man mënatuma woon am combat boo ma jox gars yi bañ ci laa retourné nag dem def qualification Dakar fii dem bëri ji Fatick drapeau chef de l'État ñu teg fa ñaari drapeau assemblée nationale drapeau chef de l'État campagne boobu ñaari drapeau yëpp man maa ko jël. boobu yaa ngi fa nekk. Yékini nga fa woon Yaa Moussar hôtel Dior bari woon nañ ñu dem premier drapeau bi drapeau assemblée nationale la woon. bon bi ñuy bëre ma dem ba dajeek yaa Moussar demi-finale ma daan ko jël finale bi ak hôtel Dior ci guddi gi mu wër ma ba fi ma nekkoon daaloon mu ñëw ne na yow yaa ma daan ma ne ko si mu ne ma mënoo ma daan nag ma for ma ne ko ñaanal ba drapeau chef de l'État bi suba buñ dajawaat man ak yow yàlla dogal ñu dajawaat demi-finale ñu nekk 50 mbër dañu bëre 3 combats rek xaw ma 5 rek. ma ne kee laay dajal final mu Yékini bi. moo ko xamee woon. parce que ni mu doon bëree xamoon naa ne moom noo war a daje final quoi. parce que bëreem da nga koo gis mu mën a bëree. mu mën bëree suy bëree man dama defati daal damay taxaw di ko xool. boobu yéen ñaar xamante ngeen. xamante wuñu. mais drapeau chef de l'État. moo ñu xamale. ñu dem ba ma daje. yaa fan nga bind woon. poids lourd toute catégorie la woon. ok toute catégorie. bon drapeau assemblée bi moom moo nekkoon. poids lourd ak poids léger man ma bind woon poids lourd. kenn ku nekk daa am ko mu doon représenté dëkk bu doon représenté. waaw man maa représenté woon Dakar fii waaw. Yékini moo représenté woon Fatick. mais comme li am li nii amul kon quoi comme ay par équipe nii non amul kon individuel la woon drapeau chef de l'État boobu individuel la woon quoi yaa mu ñu dajawaat demi-finale ma daanaat comme la kii mu ñëw yëkkat sama loxo ne vraiment champion nga. ci laa daje ak Yékini final après ma daan ko. nga daan Yékini. bi ma jógee foofu ñëw mënatuma am combat toog na. ba nga bëreeg Yékini nga bëreeg moom daan ko kon li nga wax da nga gisoon mu mën a bëri après ba nga daanee Yékini. non Yékini bi ma ko daanee ci guddi gi après dama génnoon biir Fatick quoi ñuy comme bu ñu ñëwee regroupement lañ nekkoon amoo jotu génn da ngay concentré wu ci compétition bi. ci guddi gi ñu génn doxantu noonu ñu daje man ak moom quoi Yékini màggee naa ko 2 ans ci laa ko laaj ne ko yow ñaataat nga mu ne ma 94 la
ma ne ko yow lu tax doo ñëw Dakar bëre si mu ne non aw ma écrit bu ma nekk quoi ma ne ko da nga koy lijjanti par la suite la yëkk taf kii Amadou Kati Diop moo nekkoon entraîneur écrit Fass mu dem ba am ñu am ay problème moom muy génn écrit Fass bëggoon ma yóbbaale nag finalement man demuma moom nag comme gisoon na moo ma yóbbu woon Fatick comme gisoon na ne Yékini dafa mun bëre ci la créé écrit Médina dem jëli ji ko mooy écrit Ndakaaru dem jëli ji ko andi ko fexe ba def ko champion quoi voilà man ma ñëw war a am combat mënuma am combat mbër boo ma jox non gars yi nangu ñu bëreek man ci la. ñaata kilo nga doon peser. non man sama carrière yëpp mosuma passé 93 kilos 93 kilos ba ni may bàyyi bëre mosuma ko passé 93 kilos bon ci laa ñëw nag commencé de. 93 kilos yooyu. bëri nga ci tamit ay poids lourds. waaw xam nga poids ak doole du benn Tapha Gueye mi nii 93 kilos la daan pesé mosu ko passé te gis nga lu mu daan def poids lourd yi poids ak doole du benn de non non ci laa ñëw toog presque 1 an Tyson di toj Baboy di toj ñoom ñëpp ñuy toj man mënu ma am combat dama mujjee obligé jël benn mbër bu ñuy wax ñabali ci laa ko daan Balla Gaye mu mag mi entraîneur ci laa ko daan jël Ndiaga Diop daan ko jël Khadim Ndiaye daan ko jël Mame Ndiambane ci laa continuer noonu quoi. boobu yëpp écurie Fass. écurie Fass waaw. nga ñaata combat nga def père. man war na toll ci ay 28 waaw am na ay 12 défaites yooyu quoi. père wax nga ko léegi da nga demoon benn moment boo xamante ni wax dëgg yàlla dem nañ ba benn instant ñu bari dañ la yaakaaroon ci kaw ndax taayoo yaa ngi toj nga bëri ñëpp naan kii tey roi des arènes sax si yow la ko gars yi séentu woon ñu dem ba benn instant Père Zallo lan moo ko baaree succès bi loon dund wala tamit dafa am leneen loo xamante ni moo dem ba benn instant empêché ko mais lan la nekkoon ba affaire bi boobu yëpp affaire bi kii daal teg. non xam nga écurie Fass foofu laa nekkoon voilà man bëre mun naa wax ne don la woon ci man quoi bëre simple mais bëre dóor nag boobu leneen la quoi. écurie Fass ma dem benn stade boo xam ne xam nga écurie boo gis fii rek dégg nga fa ay coow benn erreur moo am écurie Fass ba ma génne fa ñëpp di naan dafa dem ba gëm boppam. dinañ ñëw foofu bala nga fay génn mais gis nañ ni kon liñ la wax fi nga nekkoon ba ngay def lutte simple yaa ngi woon Fass lutte avec frappe ba yaa ngi woon Fass nga ciy bëre di bëre mais avant génn bi lutte avec frappe ñaata combat nga ci defoon. waaw wax naa la léegi toll na ci. waaw mais est-ce que sa poids bi nga yoroon bëri nga ci poids lourd yi. waaw mais ci laa daan Mohamed Ali. Ndiaga Diop moom moo pon foofu ci laa ko daan. Mame Ndiambane ci laa ko daan. Ibou Ndafa bi nii ci laa mat suñu lekk moom ñu bëri 45 minutes waaw donc kon poids bi empêché wu ma woon pour ma def li ma daan def quoi waaw. mais période bi nga nekkoon wax nga ko nga nekk Fass écurie bu mag nga dem ba benn instant kon liñ la waxoon sànq léegi Père Zallo lan moo ko dagg quoi fa Tyson nekkoon ñu bari ne roi des arènes dañu ko doon sax séentu ba xam succès bi la woon wala dafa am leneen lu ci nekkoon ci ginnaaw. waaw ci loolu laa doon jëm sànq dagg ma bon dem naa benn stade boo xam ne dem naa ba écurie Fass benn problème am fa du problème sax laa wax benn nit moo créé problème boobu c'est parce que non grawul parce que ba depuis boobu ba léegi waxuma ko kon du ma ko wax ñu dem benn stade boo xam ne sama combat ak Ibou Ndafa fa la problème ba jógee parce que dama bëre ak Mame Ndiambane aju dimanche ma daan ko dimanche ba dellusi Tapha Gueye bëre ak Ibou Ndafa daan ko ñu toog ay 25 jours yooyu Yékini di bëre ak Mohamed Ali maag Moussa Gningue xam nga ko ñu toog kaw tribune bi di seetaan après mun ne Ibou Ndafa ñëw bàkku si parce que mbër bu mag moom en général bu daanee rek day bëgg xaar combat bu mag pour mu ñëw wane boppam quoi ci leen ñëw di bàkku si Moussa Gningue ne ma ndax ñi ma ngay Ibou Ndafa ma ne ko si bu ma amee bu may mbër bu may ragal ma bàyyi bëre moom ma ko gënal quoi ci leen ma ne de mën nga tënk ko. te boobu Père Ibou Ndafa dafa bëree woon ak Tapha Gueye. mu daan Tapha Gueye man ma bëreeg mu Mame Ndiambane ma daan Mame Ndiambane dama bëri dimanche daan dimanche bu dellusi
ñu daan ko quoi ci laa dem dëkk ko bi ma ko dëkkee coow li bari woon na. non c'est-à-dire xam nga rek mooy loolu supporters yi nga xam nga. comme daan na Tafa Gueye pourquoi Zallo di ko dëkk. waaw peut-être mën na demee noonu parce que nag tamit aussi làmb moo demee noonu quoi. mais temps yii da nga xewoon Fass. waaw Tafa Gueye sama grand frère la woon moo nekkoon leader bi man ma topp ci moom yàlla dimbali ma ñu jàppale ma moom ci ñi ma doon jàppale la ci la bokk quoi parce que mun naa wax ne jamono boobu comme moom moo fa nekkoon mbër bu mag ak man ma topp ci ginnaawam su ma amee combat su may contact moom may contacter moom may jàppale ci contact yi su amee combat man maa koy jàppale ci contact yi kon jàppale na ma ñu dem benn instant boo xam ne ba ma dàbb ko ba di bëree ak ni muy bëreel bon yàlla dogal nag combat boobu match nul maak Ibou Ndafa garaawul am na yu ci xewoon yu bari. mais père xam nga tamit Infos Rewmi te ñi koy seetaan dafa bari lamb instant bi dafa toll foo xamante ni soo waree wax da ngay wax comment nga ndax écurie Fass yow xam nga ko te gis nga ba léegi problème yi mi ngi dem mais père Zallo kañ la ñuy gënoon mën a neex nga expliquer ñun ñi nga xamante ne histoire lamb tey fu ñu gis Zallo dañu xam ne lii naa nga mais boo nee bàyyi ci biir rek ndax coow la wax nga ko sa combat ak Ibou Ndafa loon parce que Tafa Gueye nag dafa nekk écurie Fass kii. xam nga histoire boo gis ca temps ba muy am dañ cay expliquer quoi ne temps boobu bu passé doo ci topp di expliquer rek. ñun say doom nga xamante ne ñu ngi ci soog a dugg tey tam bëgg nañoo xam pour tamit. ni ma toogee ak yow nii expliquer ci noonu laa toogee woon expliquer ci boo du tapé YouTube bi di nga ko gis léegi nag du mu mën dem ba nga xamante instant bi nii histoire dafay am mais après dafay jeex. kon daal mën nañoo jàpp ni sa combat ak Ibou Ndafa. ci la coow lépp ba jógee c'est parce que loolu bu mu amee man dama gis ay boy parce que jamono boobu Tafa Gueye toll woon na foo xam ne mun naa ne ñun presque buñ ko gisee bu amee combat lañ koy gis parce que bu bëree ba pare dootuñu koon gis ñu ngi ci yeneen dinay entraîner nag mais mi ngi woon ci yeneen man nag booy ñëpp tafu sama gannaaw sama kaw muy Gris Bordeaux bii nii si ay Mbaye Diouf ay booy Oussa Sow ay ñoom Balla Diouf ay booy ñoom Tafa Gueye numéro 2 ay booy ñoom Djili Mbaye bari woon nañu. kon par clan la doon nekk. non pas clan seulement déggoo lu mu la wax moom moo nekkoon ci kaw. moo nekk tête de file àggoon na foo xam ne peut-être bu bëri woon ba pare dootul am benn jot yi dootul am yenn temps yi mu ngi ci yeneen te ça ne veut pas dire que entraîné wu de mi ngi doon entraîné mais comme mu ñëw école ba di entraîné régulièrement daaw koon def booy nag man dama leen téye woon parce que comme boobu maa ngi woon ci yoon dama leen téye woon nii nga xam ne su làmb ji tëjee ñun tëjuñu dañuy continuer d' entraîner bu tijjee ñu ngi ko continuer d' entraîner ñoom ñëpp nekk samay booy suba gi sama kër lañ daan nekk bu ndékki jotee ñu ndékki bu entraînement jotee ñu dem entraînement ay Balla ay Gris Bordeaux ñoom ñëpp ci biir loolu bi loolu amee xam nga préparation dina am combat dina am peut-être am ay failles yooyu nag ci laa wax ne dinaa dem waxtaan ci ak sama encadrement ci kenn ci boo yooyu noonu moo woo Tafa Gueye ne ko Zallo nee na bàyyi na écurie Fass. ok te boobu yow waxu. non waxuma loolu bi mu waxee loolu Tafa Gueye jël téléphone am woo encadrement écurie Fass yëpp wax leen loolu. man bàyyi na écurie Fass. te yow waxoo ko Tafa Gueye. non non man ci laa yeewu suba gi di dem entraînement taal sama oto di déglu information suba teel yi. dégg Malick Gueye secrétaire magu Tafa Gueye la merci ma dégg mu expliqué naan Zal bàyyi na écurie Fass yàgg nañu entraîné yàgg nañu préparé mbër mu dem mais bu demee dañuy former keneen noonu laa retourné ñëw sama kër toog mais bi loolu amee ñoom woowuñu ma laaj ma waxuñu ma dara noonu laa dégg information bi rek ba tey ba sànq nii. mais pourquoi loolu yëpp am nga nekk mbër bu mag macha allah yow nga ni waxoo est-ce que nekkul sa combat tamit ak Ibou Ndafa boobu noonu ne nga si la coow yëpp jug est-ce que nekkul demul benn instant benn genre jalousie maa ngi doon wax kalaan am ci comme que bëri naa ak moom daan nañ ko yow bëri nga ak moom match nul xam nga te écurie tamit wax dëgg yàlla comme moom moo nekkoon tête de file bi est-ce que yooyu tamit jalousie yooyu noonu bëggu woon yëkkati affaire bi si ni ma déggee. waaw ci ni nga déggee mais man du ma waxee noonu. c'est parce que problème bu amee tax mënoo xam réellement lan moo am waral problème bi xaw ma ci dara. noonu li ma lay expliquer nii noonu la demee. man tamit ma toog doon déglu ba xam
non normalement waroon nañ ma woo. mais est-ce que tamit yow toogoo tamit comme ngay waxtaan ak benn booy ne ko non man écurie ba. ma la wax booy yooyu ma la limbal noonu du woon ñëpp laa waxal quoi am na ay quelques yoo xam ne ñoom laa waxal. mais wax nga leen da ngeen bàyyi waxuma leen damay bàyyi soxna si déggoo lu ma la wax dama leen ne su ma demee dinaa waxtaan faay yi am ñu jéem a xool nu ñu koy defaree ba nga xam ne faay yooyu ba combat amatee dootul am kooku moom moo dem wax loolu. mais xam nga koo kan la. non si xam naa ko mais def na presque 4 ans yoo xam ne may doog a xam kan la kooku bi loolu dimanche la woon lundi mu dem entraînement Fass Mbaye Guèye dàq ko parce que père Mbaye Guèye sama père la daf ma bëggoon kooku xam naa loolu bu ci mënoon dara du ma woon demee noonu alors kooku dem entraînement Mbaye Guèye dàq ko ne ko yow workat nga mënoo waxtaan ba pare rocceeku di def loolu ngay def noonu gëmul li mu ko wax la lan demee mardi mu ñëwaat mu dàqaat ko mais bi ma génnee Fass noonu ba delluwaat Fass ñu am benn waaw sama deuxième génn bi ma delluwaatee Fass. mais sa première génn bi tonton Zal dañoo bëgg ñu kiitu mais sa première génn bi xam nga da nga génn duggaat sa première génn bi si la affaire boobu amee wala sa deuxième génn bi la. première génn ba. ok mais après kan moo la réconcilier ak ñoom ba nga ñëwaat. voilà bi loolu amee ci laa jóge nag ma def benn combat muy Mohamed Ali yàlla may ma ci ndam ci laa bëri ak Bombardier. mais boobu yaa ngi écurie Fass. non bi may daan Mohamed Ali dama génn Fass def benn combat man ak Mohamed Ali ma daan Mohamed Ali. boobu dama benn écurie def ko force tranquille. ok yaa ngi mbalax. non déglu rek naa la expliquer ci laa delluwaat ci laa commencé nag bi ma daanee Mohamed Ali commencé am ay jafe-jafe bon am na benn booy bu ñuy wax Mala rakku Guèye Camara la actuel entraîneur u écurie Fass sama waay la dafa daan jaar gàlle père Mbaye Guèye sa defee daf ko métti xam nga ni nga demee ak moom day wax naan nga ñëwaat affaire yooyu quoi ci la ñu commencé def démarches yi ba ma delluwaat bi ma demee delluwaat écurie Fass ñu Gaston tëgal ñu kalaaf man la Cheikhou Diène yàlla na ko yàlla yërëm Boy Kayre Ousmane Diop père jël ma en charge Fass Mbao dama daan yeewu fii Médina dem foofu entraîné ak moom bu ngoonee ma ñib si beneen jour ñuy añ nii rek ñuy waxtaan bu dugg ci problème mu sama génn Fass bu njëkk ba quoi ci la ma expliqué lii ne ma diw moo ko wax man ci laay xam ne diw moom moo ko wax ba ni may wax ak yow ni mosuma taxaw moom wax ko maa ngi koy gis bërki dem rek daje nañu man ak moom ba léegi nii waxuma ak moom lu jëm ci loolu passé na garaawul man du ma waxal nit loo xam ne après nit dañ ko koy xoolee quoi dama ko bàyyi ci biir te bërki dem rek may dem entraînement taxaw nañu waxtaan lu yàgg man ak moom waaw. léegi sa deuxième génn Fass wax nga ko jaxase woon nañ la tuuti ñu fexe ba réglé waat leen nga ñëwaat écurie Fass nga duggaat écurie Fass amaat fa ay combat lim nga ko léegi combat yooyu nan la demee. combat yooyu dama ñëw bëre ak Ousmane Diop ma daan ko mun naa wax ne bon après ma bëre ak Cheikhou Diène bëre waat ak Boy Kayre yëpp mu nekk ay jafe-jafe quoi waaw. mais xam nga soxna si man du ma mun wax quoi parce que loolu passé na quoi. parce que défaite yooyu dafa mel ni dafa am loo xamante ni dafa xaw a kii ci suuf ndax da nga jóge Fass duggaat Fass am ay tegle ay défaite yu bari tegle ay défaite yu bari sax yu bari mais damay ne instant bi nii après ay jàmm. mais après défaite yooyu. moo taxaat nga génn Fass. waaw parce que dama am combat man ak Boy Kayre. te sax Boy Kayre mii la jaare bu ma bëreeg moom ba pare yaakaar naa 2S invité woon nañu suñu dernier jàkkaarloo wax naa ko jour boobu xamoon nga ne yow man xamoon naa ko yow xamoon nga ne 15 jours avant combat bi da nga may daan. li tax nga wax loolu. non lu ma xam la loolu. parce que yàgg naa bëri aussi tamit. non Kayre non si xam na ma mais man xam naa ko Kayre nekkoon nañu écurie Fass bokk nekk fa Kayre. nekkoon na Fass après dafa génn. mais ni ñu nekkee woon Fass bi ñu nekkee Fass dafa gee jiitu maa topp. merci te boobu moom ma nga fa woon mais am ñu ko daan ma ñëw daan leen moom Kayre ci làmba ji fii làmba dafa doy waaral. mais père sa deuxième génn Fass xam nga tey Zallo lañ am te nekkoon n'importe qui sa deuxième génn Fass. ñu gis da ngaa dugg Fass rek defet yi commencé ñu naan lu ko dal xam nga mu mel ne beneen Zallo lañ gis temps yooyu noonu
lan moo la daroon sérieusement côté mystique la wala da nga demoon ba sentir too sa bopp wala nu mu demee woon. en tout cas lu ma doon entraîné maa ngi koy entraîné li ma doon préparé combat maa ngi ko doon respecté xëy na yàllaa ñëwoon. mais est-ce que réellement moom nga ko jàppee. déggu ma est-ce que réellement yàlla waaye yàllaa ñëw mais est-ce que réellement ndax da nga daan gis mbër su daanee première deuxième ne xool naa lii ak naa nga mais yow yaa ngi doon sentir sa yaram ak ni nga daan bëre dafa mel ni gisatuñu woon sax Zale Lo boobu. soxna si gisatoo leen ko woon parce que Zale Lo bi daan di bëre di daan di am ay combat di bëre di daan dem ba nga xamante ne man wóor na ma ne ñii may daan ni yàlla xam ne maa leen man mais Mbaye Guèye wax na ko bi may dalaa may dellu ñi koy daan ni moo leen mën foofu. mais bi ma billaay wallaay loolu la wax. daa ci laxasu ne ñëwaat waaw li ci laxasu nag kooku man xaw ma ko. mais loolu kon moo la génnee Fass. waaw bi ma demee daal ba nga xam ne daal man defet yi bari na jaaxal ma bon ndeysaan maa ngi dégg ñu naan loolu dama koy fàtte chaque jour sax nag bu ñu may interviewé parce que Rock Mbalax dafa de gasto daf ko tëggal kalaaf moom la Moussa Dioum Tonnerre ak kan la fàtte naa ki leen quatrième de mu bëri ñaari combat yi Tonnerre ak Ousmane Diop jëlee fa ay métit quoi ci la gën ci journaux yi wax ne sànni leen xeer quoi waa Fass ni ñoom 2 jours après ñu dàq ko tombé nax ak man tamit ma am problème moom mu génn man ma génn ndeysaan maa ngi dégg ni ñëpp di naan Rock Mbalax ko génne Fass Rock Mbalax mënu ma génne Fass Rock Mbalax maa ko xëccoon ba mu ñëw Fass man mii maa ko xëccoon ba mu ñëw fa sama gaañ la yàgg na 91 lañ xamante bi may dem écrit Medina fa laa ko bàyyi bi ma demee Fass ba taxaw ci laay waxtaan ak moom di ko convaincre ba mu ñëw fekk si ma Fass sama gaañ la kooku. mais père xam nga lan lañ mënul concevoir tey nga nekk ci benn écurie di fa toj problème amoon nga génn du gàtt nga dem ba ay defet dàqee la Fass mais père loolu. waaw loolu dogalu yàlla la soxna si am na loo xam ne am ci kër da nga koy wax public doo ko wax publiquement nii gis nga président Macky Sall mais li mu jànkuwanteel problème yi fay am xam na ko mais du génn di ko wax. dafa dund lu métti. waaw dund naa fa lu mais attends ku nekk ci àdduna foo nekk da ngay dund lu neex dund lu naqare rek loolu sama bos dafa garaaw waaw mais loolu passé na ci saa bi nii jàmm amaat na xam nga am na taal dañuy wax fii may wax fële ñuy wax fii may wax fële dem nañu ba loolu arrêté na ñu ngi nekkaat ci jàmm bon yàlla na jàmm yàgg waaw. pour yéen ñuy suivre sur www.informer.com tey ñu dalal nag Père Zale Lo mu nekk koo xamante ni kenn du ko naataamle ci làmb kenn du ko wax a cim ci làmb parce que li mu def rek macha allah ndax ku bëreek ay champion daan ay champion d'Afrique bëreek ay Tyson xam nga daan leen ay 3 fois 4 fois bëreek Yékini xam nga daan ko mais Père Zale Lo dafa am benn combat boo xamante ni mooy dañ doon gisoon nañ sa combat ak ki nga xamante ne mooy Mohamed Ndao Tyson. temps yi nga toll dëgg sa digg ndënd da ko daan dëkk foo ko toll di ko dëkk ñu bari daan ne sax kii maa ngi la ko doon sànq ci commencement ba kii rek moo ko fi mën a jëlee temps yooyu noonu daa mu la dee woon wala temps yooyu noonu ci lan kii nga nekkoon. loolu du woon dara luñ ma dee woon dama gëmoon sama bopp te xam ne mën naa ko daan bëri nañ ne naa la mbappat 2 fois ma daan ko wala Yacine soxna si ñooñu ma daan ëpp noonu ñu foog ne mënu ma leen daan dama leen di daan dama leen mën a daan parce que xam naa ne man rapidité bi nekk man nekkut ci ñoom. man li ma doon entraîné xam naa ne entraîné wuñu ko te sama poids boobu noonu ñuy xeeb noonu ku ma ci jàppanteel man damay wër na po ma doole ñooñu ñuy ponkal yooyu ku ma ci téewanteel billaahi doo ma ëpp doole mënoo ma yóbbu fu ma neexul Tyson dem nañu benn instant man tax naa mu xuloo ak Mbaye Dieye Faye si parce que dama ko tënk Mbaye Dieye Faye di ko wax bëreel ak booy bi mu sumeeku xam nga moom macha allah yàlla ko may. daga bi mu sumeeku xanaa gisoo ma kii maa ko man Mbaye Guèye Faye na ko loolu amul boo ko ñemee jël ko par la suite dem nañu ba ñuy wax man ak moom mais après Tafa Gueye bëre ak moom seen premier combat mu daan Tafa Gueye comme daan na Tafa Gueye ndax te Tafa Gueye mooy leader bi non mais dootul nangu bëre ak man looloo moo tax bëre wuñu man ak moom waaw mais demoon nañu ba bay def démarche yi pour ñu bëre man ak moom mais par la suite nag ci la madame Elisabeth moo tëggoon combat boobu. Tafa Gueye bëre ak moom mu daan ko loolu tax bëre woon. mais père nga nekkoon tamit say diggu nënd di toj dem ba benn instant ñu bari ne lu dem ba benn instant lu waal ñu coow li mooy femmes yi tamit ci lañ bokk temps yooyu ndax toppoon nañ la
xam nga toppoon nañ la bës beeg yooyu noonu ñu bari na femmes yi ñoo xaw a wàññi tamit kii bi. c'est-à-dire xam nga Sénégal fii moom nit ñi moom boo nekkee ci jafe-jafe dinañu jéem a def tout di naan lii la wala lee la war ko demul noonu xam nga nit ku nekk li nga dund yow rek yaa ko mën a xam man li mu dund ba mu demee noonu man maa ko xam te dama koy garder pour man quoi mais attends jigéen konoon du maag foofu parce que man ba ma déparé mbapat soxna si de bëri naa dama doon bëri mbapat billaahi wallaahi wal kitaabi bëri naa mbapat jigéen kar ma jënd montor or jox ma ko ma delloo ko montor or boobu barke Seydina Mohamed jigéen ñi toppoon nañ ma gaa mais dama amoon sama nijaay boo xam ne kooku daf ma tegoon ci bakkan bi 9 heures 10 heures heure bu ne la daan ñëw sama kër di ma surveiller aw ma woon sax jot boobu et puis man maa ko gëmaloon sama bopp c'est parce que dama dem benn moment boo xam ne Tafa Gueye boobu mi ngi ràññu ci arène bi te dama dem ba man ak moom bu ñu boxoo day metti suñu bëree day metti ma ne pourquoi kii li muy def kon man mënu ma ko def billaahi wallaahi dem nañu benn instant pour mu daan ma problème la moom Tafa Gueye pour mu daan ma problème la ma ne nag comme accident ba fii li ci des mooy góorgóorlu parce que kii moo téye làmba ji te mënatuma daan mais ay affaire jigéen non demul noonu man dégg naa ñu ne ñetti jabar laa yor te man masuma am sax ñaari jabar non lu ne dégg naa ko non déggoo la mu la wax mais des fois nga jot information boo xam ne boo vérifié da nga gis ne du dëgg c'est que loolu la rek. mosoo ci dund benn anecdote comme ci sa relation ak jigéen piège la affaire yooyu mosoo koo dund. non man mosuma ko dund jigéen mosuma invité mosuma dem kër jigéen non mosul nekk mosuma am problème mu jigéen daal sama problème daal mooy entre relation nit yeeg nit yi nii ci laa amee ay problème ba yàlla dogal la mu dogal quoi waaw côté mystique bi moom ne mais c'est vrai mën na nekk parce que booy bëree nga am combat di xoo mbër mi mu lay xoo mbër mi ngay xoo am ñoo xam ne dañu supporter mbër bële di la xoo mais làmb moo doy waar soxna si du ma ci génne mystique bi ci la bokk kañ ci la bokk bu baax a baax waaw. avant ñuy ñëw si li nga xamante ne moom mooy dernière étape bi mooy sa écurie bi mais père ñu gis ni ku mënoon bëri nga macha allah te waxoon nga ko daaw passé li nga xamante ne moom mooy 93 kilos lan moo nekkoon sa fort ak gars yi nan nga leen doon daanee lan moo gënoon nekk sa fort. pour mu wax la ne li ma la wax noonu dëgg la te dama ko gëmoon soxna si dama daan toog guddi billaahi wal kitaabi ay minuit 1 heure sama gars yi toog di ataaya nii ma jóg ndànk du ma wax ma leen fu ma jëm damay jóg ndànk sol sama dal daw ay 3 kilomètres dañu jékki-jékki mu ñëw gis ma ñaq tooy xëpp ñëw sangu continuer waat nekkaat ak ñoom entraînement moo nekkoon sama fort encore Père Mbaye Gueye ndeysaan xam-xam la am ci làmba daf ma woo benn suur nee na ma nii Saal comme gars yi dañ la ëpp donc yow da ngay entraîner lu ñu dul entraîner ñoom pour nga mën a tolloog ñoom comme ñoo la ëpp poids yow da ngay entraîner lu ñu dul entraîner bu ñuy entraîner 2 fois yow 3 fois nga war a entraîner ma topp rythme boobu noonu encore mu ne ma comme dañu diis borom poids lañu booy bëre waroo di nangu ñu lay téye mbëru bërekat nga bul nangu ñu lay téye dama déggoon digal nag parce que dama daan gis résultat bi tamit noonu la demee loolu kese nekkoon sama fort nangu entraîner suñ ma joxee ay consignes ma respecté consignes yooyu as xam nga ne Père Mbaye Gueye da daan conseil Tafa Gueye mu dem def leneen si parce que Tafa dafa gëmoon boppam dafa mën bëre nag déggoo Père Mbaye Gueye nee na moo ma dàqoon bëre mais lu gën a gaaw daan mbër maa ko gënoon xam c'est vrai Tafa dafa gëmoon boppam ba nga xam ne mën nga ko wax lii sax ndeysaan maa ngi fàttaliku su combat am ak Tyson Mbaye Gueye dafa wax dama koy xool dama koy yërëm ne dafa retourné ñëw woo ma ne ma waxal ak moom comme yaa moom déggoo ngeen demal nga wax ak moom mais grand bi boobu gëm na ne lu mu gëmoon moom ne lii lay def rek loolu lay ñëw def waaw soxna si aw ma woon benn secret lu nangu entraîné kese amul leneen. sa combat ak Mame Ndiambane prise bi da nga koo entraîné wala. si dama ko entraîné nag parce que boobu am na benn mbër bu ñu doon wax waaye maa ngi fàttali turam moo doon garder cinéma Médine bii njool na ko Mame Ndiambane am na poids boobu mais su ma ñëwoon entraînement man su ma daan bëre rek
adversaire bi ni muy toll damay ut poids bu toll noonu ci poids boobu dama ciy liggéey dem ba di ko foye kooku dama doon dem ba di ko foye nii mu wóor ma ne su ma jàppee kële dinaa mun dara ci moom quoi noonu la demee ba pare poids lourd xam nga ndeysaan poids léger mën na dem rek ñëwaat mais poids lourd bu xasee dem ni du ñëwaat dama lay déséquilibré rek samay combat noonu la dama lay déséquilibré boo demee doo ñëwaat loolu la rek waaw. ba nga jógee écurie Fass da nga dem force tranquille nga ber ko yow ak per ak. waaw bi ma ñëwee nax Rock Mbalax am fa problème ma am fa problème ci la ñu dem beneen saa ñu waxtaan ñu def pencum Ndakaaru bi ñu defee pencum Ndakaaru yàlla dogal mu am kalaaf boobu mu am man ma am kalaaf boobu noonu non man sama kalaaf fële la ma fekk mais bi ñu ñëwee pencum Ndakaaru dafa am combat moom ak Ousmane Diop. pencum Ndakaaru kan moo ko formé woon. ñun ñaar ñoo ko formé woon waaw ñun ñoo ko formé woon ñu dem di dem beneen saa boo xam ne defet yi bari na. waaw moom léegi amatul kii gëmatu ko parce que tamit entraîneur bu amul ci écurie rek xam nga nit mënoo entraîner sa bopp. yéen doon entraîner seen bopp. entraîner suñu bopp amuñu woon entraîneur. et puis làmb da ngay am jàppale. ber nañu écurie bi amuñu jàppale te xam nga Fass moom boo fa nekkee supporters yi dañ lay supporter ñi la doon gëm yëpp mais boo génnee Fass moom da ngay wéet ñoom Fass la ñu gëm quoi loolu la. après ñu ñëw pencum Ndakaaru nag peut-être defet yi tegloo après lan ngeen defaat. waaw bi ñu defee loolu par la suite man ma bàyyi Rock tamit xam nga gëmatu ko muy dem France di dem di ñëw. avant nga bàyyi yaakaar yéen a mujjee bëre. màggu soq bi nu mu tudd. Jatle. moom laa mujjee bëreel waaw. may ko chance. ñëw mu daan ma jël bu yomb sax. ma ne la jël bu yomb. dafa yomb parce que xam naa ne man loolu daanu ma. arbitre sifflé na Père Zallo moo féete à droite Jatle moo féete à gauche nan nga bëree combat. ñu léewaatoo man ak moom ñu songoo mu téye sama ngem ma téye ngemam mais daf ma xëcc nii rek ci wetu saako yi rek man ma dema waaw mën na nekk doole aussi waaw. nga jamono yooyu waruma mën a ñàkk doole quoi. parce que man temps bi may bëree temps bi may bàyyi dese naa 3 ans ci làmb ji wala 4 ans bi may bàyyi mais dama dem beneen saa comme dama am soxna am ay rak am ay supporters am ay xarit damay gis ne da ngay bëre daanu ñuy mer ñi du ñu reer ñi di mer mu leen di téye une semaine ma ne lii xaalis neex na mais am na loo xam ne ngoro ko dàq quoi man ci laa bàyyi waaw. nga bàyyi léegi nga nekk ci lan ndax gis nañ am nga benn doom buy bëri mooy Fils de Zal mais avant ñu ñëw ci Fils de Zal ba nga bàyyee da nga continuer say activité dama continuer samay activité bu ma bàyyee dama continuer samay activité bon toog jàpp sama njàmbur commencé liggéey port fële Bolloré. mais sa écurie benn doxatu ci. non yooyu doxatuñu léegi may dem ba benn instant booy ku mel ni ay Tafatine ay booy Bawol booy bu ñu amee combat dañ ñëw expliquer ma dem entraîner leen xëy na peut-être yéex nañ ko def parce que kenn ku nekk benn combat laa la entraîner mooy dernier combat bi mooy Kikinis Nior Tafatine ndam la ci jële booy Bawol moom ak Marley bi passé nii waaw. voilà loolu la quoi yeneen booy yi ku ci am combat boo ma woowee dinaa dem ma jàppale la waaw. nga am doom buy bëree Fils de Zal qualité yi nga gis ci moom est-ce que mi ngi tegu sa kii. waaw doy na ma parce que bu fekkonte ne gis naa ne mënul bëre dama koy teel a génne ci loolu parce que làmb dafa métti peeru métti boo xam ne moom miy bëre man mii di ko préparé maay gën a sax sonn maay ëpp pression parce que mbër biy bëre moom daanaka pression bi du demee noonu mais ñi lay dar. ñi lay topp sa ginnaaw di la jàppale ñuy pression la ñuy nekk ba kër ngay bëre ba pare mais macha allah mën na bëre am na taay bi xool naa ko mu bëre yor na qualité bëre yu bare yal na yàlla laf cat yàlla jàppale ko ba fi muy bëgg a dem ak fi ñu ko yéene mu àgg fa nga xam naa ne mën na bëre quoi yal na ko cat seexlu rek waaw. père ngay suivre lamb mu am ñoo xamante ne dañoo nekk ci kaw suñ nee nag les VIP dañ naan Modou Lo ne Balla Gaye ne Eumeu Sène ne Lac de Guiers 2 su ma juumul bu dee des na keneen ngeen fàttali ma ko waa Tafatine dégguma la su ma juumul ñu fàttali ma ko ñu Tafatine léegi ñooñu ñëpp bien vrai que ne yaa ngi entraîné Tafatine kan nga ci gis ay qualité bëreem yu nuroog Zallo.
waaw xam nga ñooñu noonu kenn ku nekk ak façon bi ngay bëree. mais gis naa ne Balla Gaye daal am na ay façon bëre yoo xam ne gisuma ko ci ñoom quoi non c'est-à-dire Balla mun na dugg génn bëre fii jaxasoo wër xam nga ni muy bëree quoi gis nga ko man gis naa ko mais duma koy gis ci ñële mais ñee tamit am nañ seen façon bëre yoo xam ne Balla mënu ko tamit mais bu dee bëre jaxasoo dugg génn bon dem na benn instant tamit bi muy door laa gisoon mu doon def loolu mais dem na benn instant boo xam ne poids bi dootu ko permettre mu mën loolu voilà parce que boo xoolee bi muy daan Ousmane Diop bi muy daan ay Coly Faye ay Boy Sey ay Saloum ni mu daan bëre ak ni muy bëre parce que poids bi moo ko permettre loolu quoi mais ñoom ñëpp a mën bëre ah ñoom ñëpp a mën bëre waaw ñoom ñëpp bu ñuy bëre dama ciy gis sama bopp parce que Eumeu Sène def na équipe nationale mën na bëre trop Modou Lo mën na bëre trop Lac de Guiers mën na bëre trop gaa yi ngi koy sànni xeer dinaan day match nul day def nii mais man de pour man match nul moo gën défaite de bëre ñett la victoire défaite match nul boo mënul daan buñ la daan de li muy def man fonk bëgg naa ko de waaw kenn dàqagu ci làmb ji muy daw dafay bëre di naxante bëre naxante la sport naxante la da ngay naxante boo mënul daan kay buñ la daan moo gën a wóor de voilà. mais père bala ñoo jeexal nan nga gisee làmb ndax gis nañu làmb dayo bu ma demoon bu mu nekkoon ñu bari nee na. làmb dafa arrière bu baax bu méttee bu ñu demee ba ak ci mois de janvier benn combat rek ngay dégg bu wóor muy Papa Sow ak Siteu Modou Lo nee nañ taxaw na Modou taxaw na fii nee na jotagul avance. kon loolu mënoo wax ne taxaw na mbër mi war a bëri bu waxee ne jotaguma avance mënoo wax ne combat boobu wóor na voilà bu baax bu métti. ci côté promoteur yi la wala ci côté promoteur yi ba ñu tëgg dañu mënul tëgg c'est parce que yoruñu xaalis bu ñu tëggee làmb poste du ko tëgg làmb sponsor moo koy tëgg boo bëggee jël sa xaalis di ko tëggee làmb da ngay perte billet yi ngay jaay mënul fay mbër mais mënoo fay mbër 100 millions ñaari mbër ku ne 100 millions bëgg a compter ci ay billets mënul nekk soxna si. sponsor yi ñoo ci war a jàpp ñoom ñoo war a ñëw jàppale làmb te li ñuy def rafetul Sénégal la ñu am fii nii làmb ji mooy suñu sport national man de gis naa boo ma permettre bu publicité bi garaawul Sonatel la tuddoon bi mu bëggee chance def orange dafa ñëw investir xaalis bu bari ci làmb ji ba mu demee ba taxaw dafa génn Tigo Sentel la woon dafa dugg ci làmba ji ba mu demee ba def kii am waaye loolu boo loolu ñoo ñu maye loolu mais delloo leen njukkal moo gën nga ñëw téye sa loxo seetaan làmba ji Expresso bi muy génn tamit aussi noonu la te ñoo daan jël benn promoteur jox la 600 millions nga mën ci organiser ay làmb mais loolu bu amatul mais promoteurs yi seen poste mënul tëgg làmba ji soxna si nañ ñëw jàppale làmba ji parce que booy yi fi mu ne nii boo xoolee ñaata licencié moo am xale boo gis léegi mu ngi bëri parce que liggéey amul ci dëkk bi. booy compter ci làmb ji pour tere seen waajur mais sponsor yi ay sénégalais lañu comme booy mbër yi dañ leen jàppale làmb ji avancé moo gën ñu làmb ji yàqu et puis Macky Sall góorgóorlu na la arène nationale président yi fi jaar yëpp ku nekk nee na di nga def arène nationale mais defoo ko moom mu ñëw def ko mais na wax ak société mi ñu dugg ci làmb ji mais bu ñu tabax loolu rek def ko benn kii noonu rek di xaw toog di ko seetaan et puis tegi làmb booyu ndaw yi daan bëri ci arène bi fii ci Iba Mar Diop bi mais kan ngay tëgg yenn combat yu ndaw yi gars yi dem fële di ko seetaan yi te léegi nee kenn dootul bëri fii mais kon làmb ji day gën a metti lañu jàppale làmb ji la ñu am soxna si ndax mu avancé du ma gën ban sport moo fi doole làmb fii football bi fii yàlla xeeb doole parce que bu ñu demee ba Sadio Mané encore maa ngi di fàtte maa ngi koy ñaanal yàlla mu tegale ballon d'or yi di am ballon d'or yu bare làmb sport am gën a avancé yeneen ñu mu bokkal équipe nationale tamit club yi ñu nekk tamit ñu gën a avancé maa leen koy ñaanal ndax ñu indil ñu ko équipe coupe d'Afrique waaye làmb ji daal dama ne soxna si Sénégalais yi nga xam ne mën nañ ci jàpp nañu jàppale làmb ji ndax làmb ji avancé quoi waaw. beneen bi mooy nan nga gisee affiche yi nga xamante ne grand contre petit ku ne gaa yëpp moom la ñuy wax grand contre petit am na suñ benn papa buy tooñ naan petit amul ci làmb ji Père Tafa Gueye ñu koy nuyu au passage mais grand contre petit bi nan nga ko gisee affiche yi ku ci mel Modou Lo ak Ama Baldé Balla Gaye Boy Niang Reug Reug Bombardier Tapha Tine ba léegi ak Reug Reug wala Tapha Tine ak
Lac de Guiers 2. làmba moo tëddee noonu soxna si. Tapha Gueye kan moo ko fi jëlee. Balla Gaye ak Lac de Guiers man mi ku ma fi jëlee. Yékini mi nekkoon 15 ans roi des arènes ku fi jëlee. Balla Gaye ku njëkk a daan lu ki ñëw daan ko. làmba moo tëddee noonu mag toujours mag yi xale yi ñoo leen fi jëlee ñoom Tapha Gueye ak ñun ñii ñoo fi jëlee ay Mame Ndiambane ak ay Mohamed Ali mais booy yi ñoo ñëw jëlee ñu fi ñoom ñi nekk ci kaw ni tey nii ay Boy Niang ñoo ñuy wax noonu ay Ama Baldé ay Reug Reug ay booy ñoom Sa Thiès mais ñooñu itam dañoo liggéey ba jot leen dañ leen war a may saas bëri ak ñoom mais du ma bëreeg diw du ma bëreeg kee loolu amul parce que say mag bu ñu la defoon noonu fi nga toll doo fa tolloo nañu bëreeg booy liggéey nañ lu war tax ñu bëreeg ñoom donc nañu bëreeg ñoom parce que ñoom dañuy xalaat dañu war a xalaat ne ñoom bu ñu demee war na am ñu téye làmb ji ana ñun dem nañu ñoom ñoo téye làmb ji waaye léegi ñoom bu ñu mayut booy saas ba ñoom ñu dem retraite ñan ñuy téye làmb ji toll nañu foo xam ne Modou Lo li mu def nii man dama ko ci félicité di ko encouragé jël Ama Baldé Balla Gaye daf ko war a def Lac de Guiers daf ko war a def Gris Bordeaux daf ko war a def Tapha Tine daf ko war a jël na ko. ah mais bu fekkee combat boobu fi nekk na ko jël ah oui parce que Tapha Tine moom jël na Ama Baldé daan na ko instant bii nii. damay ne jël na Ama ba Ama daan ko mais Boy Niang liggéey na lu war a dugg na cour de grand parce que bëri nag Lac de Guiers malgré gis nañu combat boobu nu mu demee mais kon Tapha Tine war na bëreek moom Balla Gaye war na mën a bëreek moom Gris Bordeaux war na mën a bëreek moom moom Boy Niang boobu noonu ñoom ñëpp a war a bëreek moom parce que toll na fa nag liggéey na lu tax mu war a bëreek ñoom dañu war a bëreek ñoom. ku ne làmb na mystique nan nga gisee mystique bi ci côté làmb ñu bari neeñ mystique dafa dem ba dominer nan nga gisee côté mystique bi. man de gisaguma mbër bu mystique jàpp ba nga war a dóor dem dóori jiwoo non gisaguma ko laala bu ma la waxee gisaguma ko amul mystique xëy na peut-être lu ma yaakaar mun nañu jaxase sa xel de mun nañu jaxase sa xel nga war a dem def lii dem defi la de mais gisuma mbër bu mystique jàpp ba mu war a dem war a def dara te doo ko def en tout cas mun nañ la taayalloo jaxase sa xel parce que man lu ma mën a wax ne mus na ma daal ci làmb dama daan préparer combat ba semaine combat bi may bëre billahi toll naa taa yooyu xam ne sama semaine combat ma war a bëre dimanche lundi ba mardi ba mercredi amut ku may daan face ñoom ñëpp mais damay ñëw làmb ji mel ni du man. kon yow mos ngaa dund mystique ci sa làmb. mais xëy na mystique la mais en tout cas da nga taxaw ci làmb daal mel ni du yow yaa nekkoon démb. waaw mën na nekk mystique mais dama ne. loolu mën na nekk mais dama ne mystique mënu laa soxna si xam man du ma ko jox importance bu bari xam nga lu tax xel mi ma doon bëree mi ngi fi fit baa ngi fi mais tey jii boo ma boole woon ak Modou Lo wala ak Balla Gaye soxna su ma leen daan de bu ma compter ci mystique non mais du ma leen daan ah mais attends yow tey bu ma doon bëree ak Balla Gaye wala Modou Lo buñ la ne tegal 100 000 ci man di nga ko teg non mais dafa ko teg kon mystique bi da ngay taxaw d'abord ci la bokk nag da lay accompagner nag parce que mbër yi boo xoolee li ñuy sotteeku yëpp soxna si imagine toi nga ñëw làmb ji sumeeku ngemb sa yaramu neen nit ñi toog tiir bi ñu naa ko gaa jàpp na xoolal épaule yi xoolal tànk yi xoolal lii mais cat yeeg bët baaxut lamiñ baaxul li ëpp loolu kese la mbër yi di ko parce que bu la loolu boo ko défendrewul ba mu jàpp la tamit aussi ah man de loolu laa yaakaar ne loolu la mais jàpp mbër ba ne daal man daal lu ma gëm mooy sarax te sarax moom yow mi bëriwul sax gëm nga ko parce que sarax moom ku ne xam na ne day dàq day xëj waaw. tey su ma la waxoon waa CNG bi li nga xamante ne moom la ñuy tegal mbër yi tey Père Zale bëgg na ñu wàññi ko wala bëggatul loolu am ci làmb tey soo ma doon limal 3 lan nga may citer. xam nga nag ñoom li ñuy aaye dafa xaw a bari tuuti. mais am na tamit tey yërëm nga mbër yi te bëgg nga lii moom war nañ ko mën a teggi. waaw xam nga àdduna moom loo gis rek waxtaan la parce que docteur Alioune Sarr depuis mu ñëwee ci làmb ji ba léegi nii làmb ji avancé na déggatoo mbër bu bëri ba pare ñu naan reliquat am jotu ci wala mu ngi ciy daw parce que 48 heures avant combat bi
reliquat bi di nga dem déposer ko CNG boo bëree ba pare nga jot xëy na man fu may wax rek mooy dagg yi xëy na bu mënul ñàkk non mooy nañ ko wàññi nag nañ ko wàññi parce que làmb métti na méttiwaay boo xam ne di nga jot kase mais boo préparé làmb ji ba bëri ba pare soxna si li ngay dese du bari de parce que sa mbër moom saay boo xëyee ñu ne la lii boo ko defee day tax nga am ndam sa soxna si doo ko négliger xaw ma mbër lu muy négliger mais loolu bokkati lii boo ko defee di nga am ndam di nga ko def dépasse yi bari na nga signé combat mu dem ay 6 mois 9 mois chaque jour boo xëyee yaa ngi dépassé yaa ngi voyagé nit ñaa ngi ñëw di la diis soxla yaa ngi koy faj noo métti na CNG daal côté boobu nañ ci jàppale mbër yi quoi franchement parler dagg bi mënul ñàkk parce que tey ñu fay la ay millions tamit nga ñëw taxaw fële yow bu sa waay ne nii nga daw génn saako yi bëri du fa am supporter dagg seen xaalis noonu neexul tamit quoi war na li ñuy def ni baax na mais nañ ko wàññi mais jël mbër nga bëre ba pare ñu lay dagg ay 6 millions 7 millions franchement métti na quoi dagg bi daal encore tamit làmb yenn yi gars yi di def nii butéel yi ñuy tuuroog yenn kii ne mais charme làmb la xëy na peut-être yi gas yi ñu daan wax ak yenn dinañ ko bàyyi parce que arène nationale bi suuf la gasson bi la ñu waxoon ne moom moo tax kon yooyu xam naa dina ñëwaat mais man daal fi may insister mooy dagg bi daal CNG nañ ci dimbali quoi Alioune Sarr ku ne defarul làmb daf la faralul wala xëy na neexoo ko làmb defar nga ko bu baax a baax mais dagg yi dimbali ci bëri waaw. waaw j'espère que vous avez aimé tey ñu indi leen ki nga xamante ne moom mooy Père Zale wax dëgg yàlla kàddu yi rafet na ñu kontaan ci moom bu baax a baax ndax suñ ko tiimee contentement lañuy am ak moom ndax depuis bañ ko xamee mën nañoo xam ne bañ ko xamee yàggul parce que fekke wuñu ay jamonoom mais am na yu bari yoo xamante ni dégg nañ ko ci moom te lépp lu baax la loolu moo tax tey ñu am contentement ñëw fekk ko fii mu toog waxtaan ak moom naan ko papa kontaan nañ ci yow bu baax a baax lan ngay tàggatoo. waaw lu may tàggatoo mooy xanaa di ñaanal Sénégal jàmm rek fi may gën a insister nag mooy suñu làmb ji xam nga ñun làmb def ñuy wéttali moom la ñu dund ba ñu nekk ay booy ba léegi nii ci làmb lañ nekk ba tey ni ñu toll nii kon làmb ji duñu mooy suñu wéttal quoi dañuy bëgg mu avancer ngir yàlla ak yonent bi ñi ci mën a jàpp pour mu avancer nañ ci jàpp làmb ji avancer encore man bëri naa ba bàyyi bëri samay morom yeneen bëri nañu ba bàyyi bëri mais dafa am ñoo xam ne dañu ñu xool am na ñoo xam ne tey man maa tax ñu dugg ci làmb am na ñoo xam ne tey nii Tafa Gueye tax ñu dugg ci làmb am na ñoo xam ne tey seen a tax ñu dugg ci làmb ay bon ñun dañ daan xool ay ba Père Mbaye Guèye ay ñooñu ba bëgg làmb dugg ci xale yooyu noonu xool ci ñun ba dugg ci làmb mais warul nax saay noonu Sénégal nañ jàppale làmb ji avancé ndax booy yi liñ ci yaakaar ñu am ci léegi booy koo gis léegi yaa ngi yor sa oto yaa ngi tabax sa kër mais booy loolu lañ bëgg tamit waaye nañ jàppale làmb ji avancé may ñaanal tamit sportif yëpp laay wax dama koy généraliser sportif yëpp kenn ku nekk li nga bëgg ci li ngay def yal na la ci yàlla jàppale ba nga avancé ci suñu équipe nationale bi tamit yal na yàlla def ñu am Coupe d'Afrique parce que nag tamit xaar nañ ko ba sonn quoi muy tey ñëw yal na yàlla def mu ñëw Sadio Mané ñoom ñëpp lay ñaanal bon yal na yàlla def ci jàmm ci réew mi Sénégal neex jàmm am histoire yi wàññeeku coow li wàññeeku xasante yeeg yenn yu bari yal na ko fi yàlla jëlee alors yàlla na jàmm yàgg yow mi tamit maa ngi ñaanal sa équipe bi nii nga àndal yëpp li ngay def nii yàlla na la ci yàlla jàppale ba ñu dégg la ci kaw a kaw nga dem ba am lii ba passé lii am télé am yeneen ak yeneen yéen ñëpp yéen ñëpp yàlla na ko yàlla def nit ku ne la nga bëgg yàlla na ko yàlla def jërëjëf soxna si kontaan naa trop merci beaucoup.